شيخ تجالي أمينا بالقدوم لكون في صفاء. waaw xam nga sunu boroom subhanahu wa taala dafa am nu mu tëralee penc mi am nu mu ko bëggee balaa may ñëw ci répondre question bi directement yonent bi dafa wax ne alayhi salaatu wasalaam sàppe bi gën ci sàppe yi sàppe rangé julli sàppe bi ci gën ci jigéen mooy sàppe bi nekk ci ginnaaw a gannaaw su jàkka ji nekkee nii premier sàppe bi dernier sàppe ba moo ko ëpp tuyaaba ci jaamu yàlla bi ñu nekk jigéen ñëw ci jàkka ji ki nekk premier sàppe ki nekk dernier sàppe moo ko ëpp tuyaaba parce que moo nekk ci sàppe bi gën contrairement ak góor sàppe bi gën a jege ilimaan moo ëpp tuyaaba sàppe bi gën a féete bunt bi moo gën a ñàkk tuyaaba jigéen sàppe ba gën a féete ci miir ba moo ëpp tuyaaba kon gis ngeen yàlla ni muy bëgg ñuy soriantoo tuuti pour nga nekk un mufti mooy koo xamante ni kii da ngay expliquer ci diine da ngay xam contexte Seydina Omar mës na toog benn bés mu ne ku sàcc bu ñu dog loxoom contexte moo tax et pourtant yàlla daf ko préciser ci Coran bi wax ne sàcc bi nañu dog loxoom mais Seydina Omar ne ku sàcc moment bi bu ñu dog sa loxo parce que contexte tax parce que booba nit ñi xiif nañu ba nit ñi di sàcc xam nga cox waaw nit ñi di ko sàcc pour di ko lekk kon xam nga nit ñi eggoon nañ ci xiif fu nga xamante ni fii bu dee ko tam ñu sàcc ñu dog sa loxo mais benn période la mu ne ku sàcc bu ñu dog sa loxo pas ñu xam li tax mais dafa am période bi mooy pousser nit ki mu def loolu alors sa jabar bu ngeen dee woor li ñu gënal ci lislaam li ko gënal mooy bu ngeen nekkee ci guddi di baane yéen ñaar ba waxtu rib arrêté lekk jot ni ngay arrêté lekk bi arrêté ko ak soxna si waaw ni ngay arrêté lekk nga arrêté ko yaak soxna si du tere ngeen di waxtaan na nga def am dépense bi indi xale yi est-ce que jëli nañ leen est-ce que xale yi tardé wuñu gis nga notu xale yi nangam ngeen waxtaan loolu parce que loolu lislaam terewu ko mais leneen liñ ci bëgg a duggal bunt la boo xam ne boo ko ubbee même bu fekkee am na hadis bu ko confirmé j'ai bien dit même bu fekkee am na hadis bu ko confirmé ci ummu salamata ak ki ñëwoon doon laaj moment bi ñu toll ni contexte bi war na tax kenn warul génne hadis bi ma jox la ko ci beneen facette maa ngi bëgg wax ci mufti bi de balaa may ñëw ci àtte bi mufti bi laa la ki àtte il faut mu xam jamono mais boo amee jot xam nga leen moo gën a bon nit ko am jot baaxul da ngay latte kenn du la faale est-ce que weer bi ak jant bi lu ëpp utilité weer ak jant xam nga lan moo ëpp utilité xam nga jant ëpp utilité mais kenn du ko xaar parce que dafa latte bu ñuy séentu lan la ñuy séentu du weer la ñuy séentu xaw ma bu fi may waxee yaa ngi may dégg wala déet maanaam maa ngi bëgg a wax ne nit ki il faut ngay raar waroo di latte baaxul moom laa la jox boo amee njariñ da ngay raar zur xibban tasdat xubban ki dégg arab xam na fi ma waxee gan di ñëw nga daw gat ni ko gëje gaa tax mais bu fekkee mufti bi moo ko léegi nag mu ñëw ci àtte bi ci boppam même bu fekkee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw nañu poser question boobu ummu salamata mu répondre ko delluwaat ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam yonent bi wax ummu salamata ne ko lu tax doo ko wax li ma def mais dafa am loo xamante ni yonent bi particularité la ci moom
tey soo takkee juróomi jabar bu subaa ñooy RP la vrai ou faux et pourtant yeneen bi appaloon na juróomi jabar particularité la bi ci des mooy bu bëccëg bii nu nekk muy bëccëgu weeru koor su ma jëloon benn tàndaram ma juum lekk ko yeneen bi dafa wax ne bu ma fay parce que dama juum imam Malik ne damay fay xam nga lu tax mu rétréci bunt bi parce que day bañ Ndiouga Sarr jàpp ni dafa juum xam nga dañ koy xatal loolu mooy contexte attekat daf ko war a xam kañ laa war a wax lii ndax est-ce que du nekk potox boo ko waxee ak période bi. waaw kay xam nga ki nga xamante ne ki nga xam ne day wekki day jël li ci poos du fa bàyyi du ñu wékk am na ñu nga xamante ni bii diine ji jaralu leen dara man ci antenne bi la ma benn nit laaj billaay wala waxtaan benn at mu ne ma oustaz maag sama jabar dama ko teg ci bunt bi est-ce que sama koor yàqu na dégg nga wax dégg naa wax bu baax a baax. kooku boo ko ne mën ngaa fóon laajoo ko heure bu mu ko ci teg. loolu kay jaratul laaj ba ci weeru koor la mu laaj mu ah ku ci ko weeru koor. jaratul may xuutal laaj bi kooku am na koor wala am koor. mais yow réellement man xam dama nga lay laajaat rek oustaz. mais yow réellement xam nga ne amul loolu même li ma koy tontu yow yaa ma koy tontu après maanaam pour wax la ni la loolu jublu ma ci wax ko mais dama ci jublu wane ni nit ñi seen diine ñoru leen googu ñor ba ñu mën leen di ubbil yenn fenêtre yi parce que dañ ciy jaar pour yàqu duñ ci jaar pour defaru. waaye oustaz fan yi dafa am benn koo xam ne dama ko dégg mu oustaz la ni yow mu ne jëkkër ak jabar war nañoo mën a fóonante ñu baal ma ci kàddu gi bëccëg bu fekkee dara génn est-ce que loolu dagal na. mu ngi la wax naa ko léegi. mais man ñoo ma. pour bañ a préciser non li nga bëgg ma wax ko du ma ko wax. li may wax laay wax. xam nga danga ko war a wax. non xam nga li ma wax. dafa clair. dama la indil àtte. wax ak borom xam-xam man borom xam-xam laa wax. waxuma kuy polémique yi. borom xam-xam laa wax. mani la. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam même bu fekkee. hadis Umu Salamata ñëw na. kon borom xam-xam bi xam na fi ma wax. mais ki lay seetaan xamul. moo tax mu xam li ma wax. mais danga koy gën a leeral mu gën a leer ci boppam oustaz. ba ñàkk sama maam du ma tudd tur ki nga bëgg ma tudd ko. non non pas tudd tur comprendre fi may waxee de mooy est-ce que bëccëg bi war nañoo mën a fóonante. xam nga li ma wax ba delluwaat ci li ma waxoon. parce que dafa mel ni da nga am dégg comprendre que alhamdulilah bu jàppane ci plus intelligente que les ba eggal waxtaan bi. aywa was. ba tey damay ñëw ci li nga xamante ni moo di comportement doomu aadama jikkoy jigéen waaye itam jikkoy jullit ban comportement lañ war a mën a am. loolu mooy moom la ñu suñu borom sant. ñu am comportement bu nga xam ne moo dëpp li tax yàlla bind. pour nga am comportement bi il faut ngay poser ay questions. pourquoi yàlla bind. xam nga ba léegi yow yaakaar naa mosoo ko laaj sama bopp. koy laaj kay dama koy laajte lu bari damay weddi ko laaj sama bopp. voilà bul ci dugg nag dem poser question bi pourquoi yàlla bind ma naka laa war a dundee kañ laa war a dee fan la ma dee di fekk. am solo. question bu ma posé ci sama bàmmeel lan mooy réponse bi. gis nga 4 questions yi ku ko dul posé doo nekk un vrai musulman. kon vrai musulman yi dinañ raar de ndax li ngay wax ni ñu bari duñ ko laaj seen bopp. non waxuma nga laaj ko. non laaj ko sa bopp jéem a créer pourquoi non waxuma nga laaj ko noonu maanaam laaj bi du nekk laaju lii ak lii. laaj bi mooy nga travailler ko ak sa xel. réflexion lay laaj. waaw kay nga di ko def ci sa xel. nit ñi war moo def lii parce que lii yàlla taxul yàlla bind ko. tey jii mas mi jox la benn misaal. benn góor boo xamante ni bii dafa entraîné ba jàpp ni mu war a jàppee dem si biir tuba yéen sëgg jox beneen góor muy def est-ce que loolu tax yàlla bind ko.
bu posé woon boppam question bi du ko def jigéen bi dem nekk lesbienne su posé woon boppam question bi du ko def et cetera et cetera. donc est-ce que foofu àndandoo am fa place. ban àndandoo. damay laaj. àndandoo c'est-à-dire compagnon ci dugub. wala seytaane wala dara wala. ah j'ai bien dit Maysane moo tax ma sànq wax benn wax. ci benn téere bu ma bindoon ma ni Iblis bu fi amoon doomu bàjjen toujours bolde la yor. Mbadou. waaw di xeex rek parce que da ngay gis koo xamante ni kii bakkanam rek moo koy poussé ak bëgg-bëggam moo koy poussé mu dem def lu ko neex bu paree ne seytaane la. parce que ay regret ci am. non waxuma la regret. xam nga moment bi nga koy def doo am regret. mais bis boo demee ba un certain moment ma nettali la benn anecdote sama koñ benn équipe bu ñuy wax mbaxal ASC mbaxal moo fa nekk benn bis man moo football kat mais ma dem def li ma yàlla bëggloo muy sol ki ma noonu dem tuuti ba ñëw ànd ak ñoom ñuy dem seen match entraînement ñu dem entraîné ci bi ma jiit léegi ñoom ba ñu romb benn paa góor gi mi ngi toog ci piliyaanam yal na yàlla fay ko yow ma romb ko mu ne ma jeune homme viens là ma ñëw mu ne ma tu n'es pas comme les autres bu fi biir la comme ça ni ma la ko waxee nii ngeen baal ma noonu la ko waxee jàngale moo tax ma expliqué alors bi ma ko waxee sama tànk yi dafa laxasoo c'est comme dañ ma mënati ma dem aw ma xalaat bi mais premier jour que ñu fa ma doon waxee loolu ñu def fa juma ñu war a ubbi juma ji ma ñëw taxaw ci kaw minbar bi war a xutba la sama maayin doog dem ci noppa bi waxoon alors bu fekkoon ni bii dama fa mosoon joué ba date FIFA ci koñ boobu. boobaa tam da lay considéré lu tax laa ji ma date FIFA nga ba insisté ci la nga bëgg. Oustaz man maa posé question man maay journaliste bi man maay journaliste bi ba léegi damay ñëw dama la mës a dégg ci sa benn waxtaan nga xam mu am solo nga ne tey jii am na ñoo xamante ne dañuy dem wala dañuy toll yenn âge daal di tële ci kaw lal am na ay ñaan yu war a def tey jii am na koo xam ne tële na ci kaw lal xamul yan ñaan la war a def mu lay seetaan ci suñu antenne yan ñaan la ñu war a def. bala ñuy waxu ñaan bi yaay. dañuy wax lan mooy indi loolu. xam nga ni dafa cher doomu aadama dafa cher te ku nekk lu la yàlla jox suñu borom daf ko sakkanal nit buy juddoo xam nga day départ fii zéro xam nga fii nii côté bi dañ fiy terminé par 120 wala 180 wala 200 zéro la ku am 40% maanaam ku jëm 4 ans 40 ans boo ci yeggee yaa ngi jëm zéro loolu la yàlla wax ci alxuraan wa man nu'ammirhu nunakkishu fil xalq boo demee ci suuratu Yaasin loolu la yàlla wax yàlla nee na ku fi yàgg rek di màgget alors kon li nga am mooy force bi nga am da nga koy économiser mais bu fekkente ni bii da nga nekk étudiant wala nga nekk élève wala mécanicien boo dee sangu yóbbaale sa saabu la nga am kus néew nga tuur ko ca douche ba comprendre nga fi may waxee boo xëyee nga amaat jënd benn dara desanteeg benn kii tuur lenn li foofu léegi yow bu mat si dëggantaan ñëwee. loolu est-ce que dina am luy des foofu. waaw moo tax da ngay weere bu mat si ñëwee da ngay weere léegi nag pour loolu du am nañu wax xale yi serrer la ceinture gis nga comme ni ñu koy waxee ci avion yi attachez vos ceintures. kon su ma la déggee mooy caaxaan bu bari. loolu kay loolu laa bëgg wax mais dama ko doon wont attachez vos ceintures ñu ngi jëm ci zone turbulence bi ñuy wax ci avion yi. zone adduna bi yëpp zone turbulence la. dañu war a attaché structure bu dëgër ba nga xamante ne bii doo fay li nga yor da ngay bu njëkk da nga doon gis papa am 80 ans di ngénte bu njëkk la papa am 80 ans di ngénte nga gis koo xamante ni kii day judd nga gis ko mu béy jaaw bu waxee mën a kii doomu mag la parce que benn paa moo ko jur bu mag mais tey jii ñoo xamante ni bii 50 ans rek da ñuy nekk ay pousse ci descente bi dañuy taxaw pour ñu may leen kattan dañuy teel a fooy seen bopp léegi nag bu la yàlla defalee loolu nga bëgg yàlla dina ci dimbali am na benn turu yàlla bu ñuy wax yaa qawi turu yàlla nag bu am solo nga di ko jàng 116 fois boole serré ceinture bi incha allah mun nga dem ba kattan bi ba ku la woo nga wuy ko. macha allah mais oustaz temps bu foog nii tey jii nga yaakaar serré ceinture bi dina yomb. mën na yomb de parce que daw rek. mais bu fa seytaane laxasoo dafa amee place. moom laa lay wax ne bu yoroon yëpp day commencé di xeex da ngaan bu fa bakkan laxasoo.
kon baax na kon yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi ñuy suivre à travers Sunugal 24 ba tey yi nga xam ne moo di waxtaanu koor ñu ànd ki nga xamante ni moo di oustaz Mor Thiam nee naa ne li mu xam ne tey yaa ngi diree li mu xam ne tey macha allah jàngal la donc képp koo xamante ne yaa ngi ci condition yooyu jëlal ñaan bi nga defaat ko oustaz bamtuwaatal ma ñaan bi. balaa may bamtuwaat ñaan bi ci wàllu fa boobu ma la wax noonu. yeneen bi dafa diggee. dafa am 7 personnes. 7 personnes. boo gisee ne lu sax dana la ko tekkee. mais 7 personnes yoo xamante ni nit bi nee na bu ëllëgee yàlla daf leen di yóbbu ci salle d'attente. 7 personnes xam nga kenn ka mooy kan. mooy koo xamante ni kii góor la wala jigéen la moroomam provoqué ko invité ko boucher mu absenté te dara taxul mu absenté lu dul yàlla. macha allah. xam nga kon boo bëggee fële. ñaan ko rek. te fële boo fa demee célibataire bi dina am 70 francs. àjjana amul sol tuuy amul jaaxle dépense amul stress amul problème kon kay li nga nar a sonal sa bopp kay nga fexe rek muñ ba dem foofu boo demee fu la neex rek mais ñu am moom su ko defee yaa xaw yu laa wax yaa xaw yu 116 moom di ko defee. yaa xaw yu 116 bu ko def yàlla mën ci jàppale ba lépp loo xamante ne daf la doon kii bu ko defee mu bàyyi waaye itam comme li mu wax rek ñu seere ceinture de telle sorte que nga xamante ne yu bari doo ci faral di dugg waaye itam seytaane du la mën benn yoon oustaz ba tey ci waxtaan ko oustaz moom mën na lu waree.